jërëjëf alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñuy waajur gërëm suñuy wasila ak Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu buñ ko waxee nag yaakaar naa duñu réer tey ci wàllu jafe-jafe buñ ko waxee yaakaar naa duñu réer ci wàllu àdduna wàllu li nga xam ni moom mooy xat-xat buñ na xat-xat mbokk yi alhamdulilah jàkkaarloo nañ saltige Fatou Ngom ñu naan ko ajaratu saltige Fatou Ngom mbokk yi ajaratu saltige Fatou Ngom tey dafa génn pour wax ak waa àdduna tey dafa génn pour wax ak waa àdduna tey dafa génn pour wax ak waa réew mi bitim réew surtout ak Sénégal ndax dafa am benn mbir bu ñu dal boo xam ni mi ngi njëkki fii ci réew mi doon doomu réew mi doon dereetu réew mi ñu koy wax soxna Diary Sow moom moo ko tax a génn moo tax ñu ñëw directement ci but bi moom taalibe sëñ Babacar bi saltige étudiante sénégalaise bi nga xam ni tey yàlla da koo dimbali woon 2018 2019 mu nekkoon meilleur élève Sénégal boobu mu doon tey yàlla dimbali ko président fexe ba mu génn dem bitim réew jàngi bu ñuy xool 2018 2019 ba 2020 21 xale baa ngi mi ngi dund ba fii ñuy wax ak yow donc tey ñu ngi ko gëj a gis depuis le 4 janvier lañ ko gëj a dégg mais mi ngi génn ci école bi le 25 décembre kon xale boobu tey du ma xóot mais dina leen wax tey saltige Fatou Ngom xale bi ci ay mbir yoo xamante ni si tey dafa war a feeñ parce que koo xam ni la réew mi da koo soxla point bi ñuy wax ni bokk na ci li tax mu génn xale bi réew mi da koo soxla ci kàllaama nasaraan dina leen ko gën a faram-fàcceel pour ngeen comprendre parce que attention du ay caaxaan kon donc tey te xale bi dafa am réew bu mu bokk moo xam ni dafa baaxoo que ni dañ ko soxla yàlla nag moo yor bakkan te loola lu mujj la lu ñuy xalaat donc tey saltige bi bokk na ci ki tax mu génn muy Diary Sow pour mu wax ci waa àdduna ndax it fan yii yëpp gis ngeen ay waajuram ay famem waxuñu bu ñu génnee démb la kon donc tey moom it bokk na parce que da doon déglu ay waajuram wax mu soo ko wax kon looloo tax tey mu génn pour wax ak waa àdduna que ni attention kafuñu ci réewuñu ci rapidement na génn donc kon loolu bokk na ci dina ci wax tey ndax attention réew mi am na lu fi maam yi bàyyi bokk na ci point boobu beneen bi nag moom mooy gis ngeen tey fi mbas mi toll nii moment bii mi ngi rey te du ay caaxaan li njiiti réew mi wax dëgg la li réew mi di wax dëgg la feebar baa ngi ci réew mi mi ngi ci réew mi mi ngi rey donc moom bu ngeen fekkee ni yàgg ngeen topp ay vidéo am daan na wax ni bàyyi leen xel ka ni feebar bi mi ngi fi mais yàgg naa wax ni man yàlla dimbali na ma ba man nañ ma déglu am naa secret woo xam ni même bu dul feebar bi bëri na sibbiru yu muy faj ci wàllu grippe te loolu bokk na ci donc parce que bokk na signes yi muy joxe yàlla may na ko xam-xam boobu tey nee na day wax directement li nga xam ne da koy faj wax ko waa askan wi xëy na peut-être secret bi la ñu dee ni ñun waa Dakar People que ni du ma wax loolu parce que bëri na ñu ciy business te réew mi dafa yàqu mais dinaa wax loo xam ne ku ma ci woo ci kàttanu yàlla ma dimbali la soxlawu ma ci ñaari dërëmu Mali kon donc loolu bokk na ci li tax mu génn dernier point bi wax na ko léegi ci xale bi réer ba tey am na lu mu war a wax ak ay waajuram wax nañu ko ñun waa Dakar People moom moo koy waxal boppam que ni la nga xam ni doon na ko jëfandikoo ko ci jox bu soobee yàlla mu dimbali leen parce que attention am na lu yàlla def ci moom ñun waa Dakar People ñu koy fekk si fii di ko jël xam nañ ko donc point boobu bokk na ci li tax mu génn beneen bi moom mooy nag réew mi yëpp xam nañ ni jafe-jafe du jeex parce que looloo daan tax mu daan dimbali jaami yàlla yi surtout ci wàllu njurum doom am nañ ci benn résultat que woo nañu ñun waa Dakar People nañu maa ngi leen di sant di leen gërëm ginnaaw bi ngeen wanelee maire bi toog naa fukki at ak lu teg aw ma doom yàlla suturaal na ma jox na ma doom kon loolu bokk na ci jafe-jafe yi looloo tax ñu naan jafe-jafe du jeex mbokk yi numéro yi mooy affiché ci bas d'écran bi du ma bàyyi loolu ci kàllaama nasaraan ñu faram fàcce leen surtout point yi bi nga xam ne moo gën a tax mu génn muy soxna Diary Sow. Merci beaucoup Mohamed. Justement, en souhaitant la bienvenue à l'ensemble des internautes et téléspectateurs de Dakar People, nous sommes aujourd'hui encore une fois de plus en face de la grande saltigué Fatou Ngom qui va revenir sur un point très important qui concerne l'actualité, c'est-à-dire la disparition de notre chère petite fille, de notre chère nièce, de notre chère enfant, Diary Sow, l'une des meilleures élèves du Sénégal en l'année académique 2018-2019, qui est au niveau du lycée Louis-le-Grand, qui avait disparu le 4 janvier passé. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de prier pour qu'elle revienne envers ses parents, pour qu'elle revienne au pays, pour qu'elle revienne avec toutes ses facultés lorsqu'elle était au niveau du lycée Louis-le-Grand. Elle va revenir sur cette problématique de disparition
parce que elle a des choses à dire et elle veut coûte que coûte que cette fille rejoigne ses parents. C'est la raison pour laquelle elle va exposer devant le monde entier, devant la diaspora sénégalaise, mais aussi devant les Sénégalais et l'ensemble des autorités sénégalaises, comment l'on doit faire pour que cette fille rejoigne ses parents. Deuxième point, elle va aborder ce qui concerne la Covid-19. Tout le monde le sait, les professeurs Seydi et les professeurs Dr Mamadou Ndiaye sont en train d'arrache-pied de tout faire pour que les Sénégalais retrouvent leur santé, pour que les Sénégalais, dans le cadre de la prévention, n'aient pas de problème par rapport à cette maladie. Saltigué Fatou Ngom va revenir sur un secret qu'elle détient, un secret sur, tout le monde le sait, qu'il n'y a pas encore de protocole médicamenteux par rapport à la Covid-19, mais elle a une portion qui lui permet, à partir du Bantamarais et des roches volcaniques, sans nul doute, avec un secret, elle est capable de soigner toutes sortes de grippes, et en l'occurrence, cette maladie-là qu'on appelle Covid-19. Elle va revenir dans les détails sur ces faits-là, mais aussi elle va revenir sur l'ensemble des difficultés que connaissent les Sénégalais, parce que hier, pas plus tard que hier, il y avait une de ses patientes qui a appelé pour remercier Dakar People, pour dire que elle est très contente parce que depuis plus de 10 ans, elle n'a pas encore d'enfant, elle n'est pas capable de procréer. Aujourd'hui, elle est à 5 mois de grossesse et Dieu merci, c'est grâce au saltigué Fatou Ngom qu'elle est revenue dans cette situation. Nous allons sans plus tarder développer avec saltigué Fatou Ngom. Merci beaucoup. jërëjëf ginnaaw ci kàllaama nasaraan mama question bi ñuy njëkk a ñëw mooy bala ñu ñëw ci question bi dañ lay bàyyi nga nuyoog waa adduna d'abord askan wi nga xam ni tey fu ne adduna bi say taalibe ñu ko fa. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi waxtaan ak yéen te di leen nuyu di leen balu àq di leen baal àq di ñaan yàlla sunu borom mi nga xam ne moo am man tey def te lu mu bëgg rek mooy am noo ngi koy ñaan Diary Sow mii bëgg a wax noo ngi ñaan yàlla na ko yàlla nit ci barke Cheikh Al Khalifa yaakaaruñu kenn nag ku dul yàlla ak yonent bi ak Cheikh Al Khalifa te it nag am nañu ci yaakaar ndax koo xam ne ñëpp da laa soxla am nañu yaakaar ci yow. d'accord mbokk yi saltige la ginnaaw bu mu nuyoo nii fas yéene naa waxtaan ak mbokk yi ci Diary Sow donc nuyu na waa àdduna donc maman question bi ñuy njëkk a ñëw mooy fi ñu ñëw léegi xale bi dem na depuis le 4 janvier gisuñu ko mu doonoon koo xam ni jàmbaar la donte ni xale la yàlla bu ko cat jiitu alors tey ñu toog ba léegi gisuñu ko ay waajuram jaaxle nañu lan nga ñu mën a wax ci. ay waajuram jaaxle nañu waaye nañu gëm yàlla rek te xam ne nag xale bi fu mu mënti nekk bakkanam a ngi dund bu soobee yàlla ak yonent bi. ilaha illa bakkanam a ngi dund. bakkanam a ngi dund dara jotu ko mu ngi ci jàmmam li ci des kay mooy dafa nekk ci place boo xam ne bàyyiwu fa boppam. ok d'accord maanaam ci gàttal yaa ngi annoncé ni ay waajuram mi ngi ak bakkanam macha allah it nañu rafet njott waaye fa mu nekk bàyyiwu fa boppam. fa mu nekk bàyyiwu fa boppam dañ ko faa denc waaye nag yàlla mooy nit yàlla na nit te it nag bu fekkente ne ay bokkam a nga may dégg mbaa gis nañu ma yónnee lu mu sol ci yaramam bu soobee yàlla ak yonent bi dinaa leen wax fa mu ne. su fekkee ni ay waajuram ñu ngi lay dégg maanaam ci la mu sol lu ñuy wax lu ñuy tuddee lu mu doon sol maanaam yéreem. moo xam ay yére boppam yoo xam ne moom la daan sol nañu ma ko yónnee mbubbam wala lu mu manti am mu di yéreem mbubbu tubay ba ci dara lu mu manti doon rek ay yéreem nañu ma ko yónnee fii léegi ma wax leen fu mu ne. ok maanaam tey ci gàttal kay mi ngi ak bakkanam fa mu nekk dañ ko faa téye mais ci gàttal nee nga ay waajuram su fekkee ni ñu ngi lay dégg yére bu mu doon sol moo xam mu nekk bitim réew wala fii ci réew mi nañ la indil yërëm bu soobee yàlla yonent. danañ leen wan fu mu ne bu soobee yàlla dinañu leen mu ngeen ne béréb sàngam te ku fa dem di ko fa fekk. dañ ko fu mu nekk nag dañ ko faa teg mu ngi ci jàmmam waaye fa mu ne jaaxle na ndax xam nga itam xëy dem ñu dencal te xamuloo. say waajur xamuñu fu nga ne. xamuñu foo ne sa yaay amul jàmm mbooleem ñi nga xam ne doomi jiwkat nga jigéen nga sa xol jeex na sa xol tàng na am nga métit ñëpp la naqare waaw. képp ku mën a jiital njiitu réew mi na ko dimbali te yàlla tax c'est parce que maanaam tey doon na koo xam ni wax dëgg yàlla jàmbaaru xale yi ëllëgu xale yi rek moo ko tax a jóg moo tax tey nga bokk ni nañu ko dimbali man Adjaratou Fatou Ngom képp koo xamante ni si mën na maa dimbali ci famem nañ ma dimbali indil ma yére bu mu doon sol. ay yére ma génne ko waaw loolu daal laay ñaan yàlla suram képp koo xam ne famem nga mu ngay mbéyam mbaa ngay mbokkam mbaa ngay nijaayam lu mu manti doon yére ya mu daan sol nañu ma ko yot fii léegi bu soobee yàlla ak yonent bi dinañu la wax fu mu ne. d'accord mais bu ñuy xool ba tey xale bi ak avenir bi mu amoon maanaam tey taxaw nga ni ne
ñun wax nga ñu ko léegi sax avant ñuy enregistrer nga nañu kafuñu ci réew ñi ci ndax parce que attention réew mi dafa am lu fi maam yi bàyyi bu fekkee ne ay loxo ko téye nañ ko bàyyi rapide. bu ñu ko bàyyiwut lu ñu gis man kay loolu tiitu ba ci ñi nga xam ne ñoo ko fab denc ko fi barab téye ko te muy avenir ëllëg nit ñëpp yaakaar ko ndeyam yaakaar ko ñu fab doomi jàmbur ji yóbbu ko noonu muy sagu Sénégal di sagu ñëpp di avenir xale yi ëllëg ñu yaakaar ko ndeyam yaakaar ko bokkam yëpp yaakaar ko famille bi yaakaar ko ñu jël ko teg fi barab nañu delloo si doomi jàmbur yëpp bëgg nañ jàmm ci ñoom. ñu gis ni ci tey ba tey ab xale bu am 20 ans réer am nit yàgg naa réer ñu réer ba léegi feeñuñ waaye ab xale bu am 20 ans réer soxna Diary Sow télévision yu mag yi Al Jazeera France 24 télévision yëpp di ko waxtaanee mu mel ni loolu du ay caaxaan kenn fooyewoo ko de war na mën a génn rapidement. war naa mën a génn bu génnul nag ñi nga xam ne ñoo ko def te denc ko wallaahi yàlla xam na ne dina gis buy. da nga jàpp ni daal yow fa mu nekk bàyyiwu fa boppam. bàyyiwu fa boppam mais mi ngi ak bakkanam. mu ngi ak bakkanam bàyyiwu fa boppam ñi nga xam ne ñoo ko téye nag ne ñu génne doomu jàmbur mbaa lu ñu gis rek am na lu ñuy gis bu soobee yàlla ca kanam bu génnul. lu fi maam yi bàyyi fii. fi maam yi bàyyi ñu ngi ko fi toog di ko xaar di ko déglu nag nañu génne doomu jàmbur indi ko. ndax ci kaw mais yére yi daal moom ci am nga yaakaar ni ku la ko indil ci lu mu doon sol nga def ci solution bu soobee yàlla. ku ma jox yére yi nga xam ne moom la doon sol dina ba ma xool ko dinaa ne ko mu ngi barab sàngam waaw. déewaat nañu nga ñu tamit ne am na loo ñu waxoon ci jàkka yi nit ñi luñ ci mën a def it ñoom it nañ ko ci jéem. nañu ko wàcceel kaamil ci jàkka yi saraxe ci ay bagaasam yi nga xam ne ay yéreem yu mu bàyyi wala ay téere yi nga xam ne moom la doon jànge nañ ci dindi sarax ci ay moroomam walbatikuwaat génn ci ay yéreem saraxe wàcce kaamil di ñaan ci jàkka yeeg jumaa yi. maanaam daal nañu wàcce kaamil wala soit lam doon jàngee ñu jël ko xool ci élèves yi saraxe ko wala soit lim doon sol moom mu jël ko saraxe ko wala soit ñu indil la yéreem. yi nga xam ne moom la daan sol nañu ma ko indil moo xam nag mu nekk fii ci Malakunda yére yi foofu wala yére yi ca fa mu nekk yu mu bàyyi ginnaaw nañu fexe ba ma am ci morso andil ma ko fii ci Parcelles. loolu leer na adresse yi mi ngi nekk Parcelles Assainies booru hôpital Mame Abdoul Aziz wala soit Grand Médine wala soit Déli Biram Ndaw bu fekkee ne yéen ci ay emploi du temps bëgg ngeen def li mu wax ñu yaakaar yàlla yaakaar yonentu beeg Serigne Babacar Sy nañ ko indil yére yi soit bu dee àjjuma la Déli Biram Ndaw Lac Rose lay nekk wala soit mii fii Dakar Assainies Parcelles Assainies wala mu nekk Grand Médine alors Fatick dafay nekk waaye emploi du temps bi mu joxee gum nii maintenant Parcelles Assainies la wala Déli Biram Ndaw wala fii di Grand Médine dañu gis beneen affaire ñi ciy wax dafa bari mais am na yenn baat yoo xam ni dañ koy dégg mais ñemewuñ ko wax waaye daal taxaw nga ni ne ku ci mel ni njiiti réew mi nañu ko dimbali parce que ab xale bu tollee fii rawatina mu génn ci ay loxoom moom dafa jara dimbali parce que ngir ëllëg a tax. waaw ki nga xam ne mooy njiitu réew mi te nga xam ne ginnaaw yàlla ak yonent bi bu génnee dem France moom la nañu ko dimbali te yàlla tax ndax mooy bàyyi ñëpp nag tey jàmbaar la lépp lu mu man rek moo ngi ko ciy def ñu dem na jël jàmbur nëbb doomu jàmbur ndeyam ne ci jaaxle njàqare famille bi yëpp jaaxle. ak mboolem koo xam ne doom sukku nga jur doom jaaxle nga tiit nga am nga ci naqar. mais tey dañoo xëy dégg yenn journalistes yi lu mel ni enquête duñu wax waaye dañu wax ni ñoom xale bi fa mu nekk moo fa bàyyi boppam est-ce que loolu xel nangu na ko. fa mu nekk bàyyiwu fa boppam. xale bu intellectuel noonu. waaw xale bu jàngee noonu. bàyyiwut fa boppam de fa mu nekk bàyyiwu fa boppam dañu ko faa bàyyi. waaw ay dof. dofunu jinne jàpp ñu ñi ko fa yóbbu it xam nañu leen jaaxal ma ne génne leen doomi jàmbur ji tubaab nag a mel noonu ku ko bëgg a raw. mu daal di lay bëgg a sàkkal pexe. d'accord fa la ñuy yem c'est-à-dire loolu sax duñ ci xóot waaye li mën a leeral daal mooy mbokk yi fa mu nekk rapidement ñun nag fii am na lu fu maam yi bàyyi suñu rakk la suñu jarbaar la suñu sët la donc tey li saltige bi wax or ñun presse bi lu ñuy wax que ni mooy nañu fexe rapidement mu génn fa mu nekk bàyyi fa boppam ñu duñu ay dof il faut comprendre nga tey li ñuy ñaan yàlla nag mooy fii li mu wax léegi am na lu fi maam yi bàyyi kon donc rapidement nañu bàyyi doomi jàmbur ji mu génn continuer live am parce que fii mbaa leneen it taxawuñu pour bàyyi attention parce que am na ay secret yoo xam ne bàyyiwuñu wax na ko donc loolu xale bee tax mu génn xëy na leneen lu mu ciy njàmbaas rek da ko ci dëxëñ mais xale bee tax mu génn pour waxal askan wi ne leen ay waajuram bu fekkee ne am na yëre yu mu doon sol nañ ko indil su fekkee ne mënuñ ko koo indil nañ xool ca lam doon sol ñu saraxe ko wàkki lu ci yàlla yonentu bi ak Serigne Babacar Sy wàcce kaamil ci jàkkee ñaan ko mu génn parce que fa mu nekk nee na bàyyiwu fa boppam nee na it ma nga ak bakkanam kon nañ ko bàyyi rapidement fa lañ mën a yem donc beneen bi ñuy waxtaanee mooy feebar bi gis nañu ne taux bi deuxième vague la ñu nekk
mais ci kaw deuxième vague bi li muy rey dafa bari te bañ la dalee déglu ba tey da nga daan wax ni waxuma parce que moment bi ñu toll nii soo waxee dara ñu ñàkkal la fayda dëgg la gaa man bokk naa ci ñi daan jëflanteeg président ndax sama doom la ba ma xamee ni julli dëgg la mooy koroog bañ ko fekkee ca Fatick timis jot ñu taxaw di ko xaar jugee fa fekk ensemble mun nañu toog leen ngeen xaar ma avant taxaw gélu séeréer ma ngay julli waxoon nga ñu ko fi Dakar People waaye dañu gis ne feebar bi moment bi ñu toll nii mi ngi rey attention mi ngi ci réew mi feebar baa ngi ci réew mi nañu ko gëma mais dafa am secret yoo ci joxe woon ma bëgg nga ñëwaat ci. secret yi ma ci joxoon mooy mbantamaare moom ma waxoon ak doju dënn wi la ca des nag dama koy dëxañ ci biir duma ko wax ku ko soxla mbaa nga bëgg ko woo ma téléphone baa nga fekk si ma fii ma toog. wax nga ko Sen TV invité nañ la fa nga ni mbantamaare bii ñuy xeeb ak xeeru dënn nañ ko boole da nga koy baxal waaye am na loo koy booleel même budul feebar bi bépp siburu yenn yu ko gën a garaaw mu ngi fi da koy faj. man ci doon day dañ bépp feebar bu mbantamaare fekk ci yaram day dañ waaw. parce que feebar bi ci réew mi te li muy rey dafa bari. dafa bari feebar bi bari na te nag gëmuñu ko dañ ko doon foye waaye lu am la nag feebar baa ngi ci dëkk bi mu ngi rey mu ngi gaañ léegi mbantamaare boobu ma ci digle waxuma li nga xam ne mooy secret bi ci biir ku ko soxla baa nga bëgg ko dikkal ba ci man. laaju ci benn dërëm. laajuma kenn dara du ma ci fayu kenn maa ngi bàyyi lépp ak yàlla làqu nag ci ginnaaw yàlla ak yonent bi ci barke Serigne Babacar Sy ndax xamuñu dara mënuñu dara waaye làqu nañu ci yàlla ak yonent bi ci barke Serigne Babacar Sy li nu ciy ñaan te di ko ci wut yàlla nañu ko ci yàlla defal ci barke Serigne Babacar Sy. soo gisee mu tax wax nañu ko ñun ci suuf que ni du ma wax secret bi parce que réew mi dafa yàqu léegi te sëriñ si dañoo bari business biñ ciy def moo tax du ma wax secret bi lu ndaw la nag waaye daal nee na am na siburu yu gën a garaaw yoo xam ni lii mu leen wax ci bantamaare bi xeeru dënn bi da koy faj. donc feebar maam yee ko fi bàyyi. bari na feebar jàngoro biir yeeg yëpp mititu biir ak lépp mbantamaare feebar bu mu nekk ci yow nga naan ko sangu ci am lañ cey def ndax dafa am lu muy àndal loolu nag du ma ko wax kenn waaye mbantamaare bi daal ak doju dënn bi wax naa wax dëgg yàlla ci li koy faj ci la. macha allah waxoon na ko ci télévision bu mag bu ñu naan Sen TV ngeen xool ko ci koor gi waxaat na ko fii léegi nee na comme feebar bi li muy rey dafa bari joxe na secret bi mais am na lu ci des loo xam ne du ko wax parce que réew mi dafa am lu ci laxasu léegi mais. man yi dafa bari da nga koy jël ko man ma def ko gratuit mayee ko ngir yàlla ak yonent bi ngir jullit yi wutuma ci xaalis am ñu ciy wut xaalis nag. waaw parce que am na ñoo xam ne sax dañuy def seen émission bu ñu bëggee seen vues yu bari sa photo la ñuy jël yow dugal. sama photo dugal ko sama photo ngi ñuy jël ci dugal di ko dugal. boo tàppee vidéo bi duñ gis Mère Fatou. mu ngoog duñu gis Mère Fatou Ngom jëmmi waa ji rek la ñuy gis nit ki mbaa ku manti doon waaye doo gis sama jëm waaye nag loolu moom dama leen di bàyyi ak yàlla ak yonent bi ak Serigne Babacar Sy loolu moo ma koy fajal. aywa yàlla yonent bi Serigne Babacar Sy jërëjëf. wax na ko secret bi mu wax ci parce que feebar bi li muy rey dafa bari moo tax mun a jël leen matuwaay waaye secret bi da koo wax tey directement parce que daan na wax ni ne bañuma gouvernement bi woo ma secret bii nga xam ni man am naa ko ñu woo ma bu ñu ma joxoon 50 malades ma jox leen ko bu soobee yàlla affaire bi dañ ci ñoom amul sax ma dem te ñëw wala sax bu la musul dal sax boo ko utiliser dootu la dal. bu ñu ma yóbboo jox ma fukki nit juróom fukki nit téeméeri nit ñu jox ma ko mu feebar boobu dal leen nañu ma ko indil ma faj ko gratuit. illallah ci suburu bi alors ci corona bi donc li muy rey dafa bari matuwaay yi mu ci wax nag wax na ko médecin yaa ngi def seen liggéey yàlla na leen yàlla taxawu yàlla may leen ndam ndax lañ ca mën ñoom ci côté tubaab ñu ngi koy def waaye nag ndax feebar bi fan yi ku wur fa bi gis ngeen nu mu demee réew mi neexul xale maman xale yi di génn di taal puno yi lan nga maanaam lan nga ci wax parce que tey est-ce que yoon la ñuy génn di taali puno te lii njiiti réew mi def est-ce que dëgg la métti na mais est-ce que yoon la. yàqal seen bopp la yàqal jàmbur ndax jàmbur day jóge fee ca àll ba yor otoom romb di dem nga taal ko mu yàq yi fi jàmbur te bokku ci yoonam newu ci loolu tooñ la ñépp nag dañ yàq xale yi nañu muñ te xaar yàlla te xam ne am na lu dul tey ëllëg te góor war te yàq bàyyi leen yàq lee mu jeex ñu fatu nañ leen fatu topp li nga xam ne moom la médecin yi wax ak li ba nga xam ne mooy sunu bàyyi nun ñëpp di Macky Sall wax ko nañ leen ko topp di raxasu ba set di laal sel tey tëju yàlla baax na léemu jeex su neexee yàlla ak yonte bu ñu toppee lii ñu wax ak faju mii ma leen wax wallaay léegi yàlla jële ko fi. jërëjëf kenn mënul dara yàlla moom léppam yàlla la li muy jiitalit yàlla suñ borom laawu parce que nit dafa di wax ni ñaankat du fëgg dënnam mukk ci àdduna parce que. joo gis du man a joo gis xamul dara yàlla rek moo xam moo man mooy def
te ku ñaan mu am sax yàlla la nun de xamuñu dara mënuñu dara waaye wéeru nañu ci yàlla jiital nañu yàlla ak yonenteem bu tedd bi ci barke Serigne Babacar Sy mi nu làqu ci ginnaawam. bëri na sax ñu yaakaar ci yow ñu bëri ñoo xam ne bu ñuy waxee da ñuy faral di wax naan man samay clients yëpp ku ma ci woo da nga naan ma maire dafoo dara lu dul yàlla ak yonent bi ak sëñ Babacar rek yàlla surtout. ku képp koo xam ne yaa ngi may woo bitim réew mbaa fii fu manti doon boo jàkkaarloo man danga naa man yàlla sunu borom manu boole Serigne Babacar Sy noonu boole mooy sunu yaakaar toujours lañ ma ko wax bët bu set ma jooy ci loolu ndax nit damay wax ba samay rongoñ di tuur. toog nañu sax benn sëtam ñëw nga wooñu nañu kaay leen ngeen woneel ma lii parce que sëtam moo fi ñëw indil ma sijaade indil ma kurus na ma ren bu yàlla defee jàmm yoonu màkk bi tijji maa la ko dig. loolu foofu da nga faa am cër. carrément ci sëñ Babacar Sy ab sëtam moo ma defar billaay lu ma am sëñ Babacar Sy la lu ma yaakaar moom la lu mu amul ëllëg suur naa ko waaw ndax xam naa ne lu ma ko woore mu wuyu ma ci lu ne am naa ko ci am naa ci lu ne nag. parce que nee nga ñu mbir mi du ñaan kese sa wóllëre sa diggante ak xale yi taalibe yi say doom yi ne bitim réew ñii am na ñii amuñu am na si ñoo xam ne dañ dem ba maire damaa bokk ci yow maire bokk ci sa njaboot barki Demba Ndiaye bi sa sët di tudd sa dërëm dugg ci nit sab taalibe la yónnee lépp macha allah. moo ma yónnee lépp ma defar ba mu jekk te yàlla ak yonent bi taalibe yi nga xam ne ñooy jógee ci bitim réew fépp di ma ko dimbalee. famille la ndax doonoo wóor nag jigéen laa de xëy na am na ñu ma doon ci ñoom gone waaye nag duma gone ndax juróom-ñett fukket ak juróom-ñaar ku ko am dootoo gone wax sama maama ko daan liggéey man la yoroon man la yaroon ma nekk ak moom lu ma xamit xaw ma dara sax waaye yàlla xam na man na te moo may dimbale ci Serigne Babacar Sy moo may dimbale maa ngi làqu ci ginnaawam lépp lu ma yaakaar mbaa ma di ko ñaan sëñ Babacar laa koy ñaan te lu ma ci ñaanam yoon wi tijjee ci barkeb Serigne Babacar ci adiyee sëñ Babacar ci maqaamam sëñ Babacar moo taxit ngay dem màkk. moo tax may dem màkk ci la ñu ma yónnee billet pour ma dem bés bu yoon wi tijjee rek dinaa dem bu soobee yàlla siyaare ji yonente bi ndax taalibe sëñ Babacar moo ko jox. macha allah am na benn tournée bu muy waajal boo xam ni bu yàlla defee jàmm feebar bi jeex yow mi nekk États-Unis di taalibeem xaar ko mi ngi ñëw yow mi nekk Allemagne ngay taalibeem xaar ko mi ngi ñëw feebar bee ko fi bàyyi bu soobee yàlla yow mi nekk France xaar ko parce que tournée la boo xam ni France Italie Allemagne États-Unis donc ci diaspora bi yéen a ko tax a jóg ndax am na li tax muy ñëw bépp bagage nag bu fa jafe bu soobee yàlla xaar leen ko dana ko indi du fa ñëw ak loxoy nen donc moom preuve lay def day def léegi nga gis léegi saltige Fatou Ngom alors wax nga ko léegi. ci ginnaaw ci barke Serigne Babacar boobu ngay wax ndax it mooy koo xam ni kenn du ko tudd ci ay caaxaan da ngay toog fi ba mu yàgg sëtam ñëw jooy ba sonn. bërki dem rek la mujj booleeg si jaada ak laxasuma nu ànd nun ñëpp di jooyoo amet sax dafa jooyaale sama sët bi sax dafa jooyaale nun ñëpp a doon jooy ci biir néeg bi am sama benn sët bu taxaw fële dinu portale dinu wone jooy yaag lépp ak ni lëng sa ngëba wallaay ma xam ne sëñ Babacar kenn képp la Serigne Babacar kenn képp la lu mu amul ëllëg de soxlawu ma ko man moom rek laa yaakaar si Malick musuma ko yaakaar ci dara nag ba mu deñ wax na ko léegi ci wàllum ñaan sax bëri na ay mbir yu jooni jooni yu gaaw yoo xam ni nit da koy am bu ko ci wooye Moussa. ma ko ciy woo rek si ne ko sama nangam lii di jaaxal na ma si teg naa ko ci say loxo billaay wallaay taala barke Khalifa Malick day daal di faju ci saas. loolooy indi ñu naan jafe-jafe day faral di jeex. xale yi danañ ñëw ci xale yi nga xam ni moo xam fii moo xam fële dañuy bëgg parce que am na secret bi du lu mu lay jox nag loo diwoo de mais daf ne ki nga xam ni tey sa jëkkër dafay bëgg nga am taille bu normal wala forme bu normal yor na ci secret woo xam ni bu la ko joxee bu soobee yàlla boo koy diw sa yaram muy dañ loola dana ci ñëw man maa ko wax nii rek ñambas ko mais jafe-jafe du jeex jot nañ benn information léegi mooy dañu gis benn femme bu woo dak ñun gëmuñu ko woon daan nañu jëflante ak yow mënuñu toog naa fukki at yoo xam ne aw ma doom maa ngi leen di remercier di leen ñaanal yàlla neel maire bi maa ngi toll ci juróomi weer alhamdulilah. sant naa yàlla bu baax te di leen ñaanal gudd fan ak wér di ñaan nag soxna soosu ne ko dinaa ko yóbbu penku bu école bu yoon wi tijjee di nga dem manque waaw moom it loolu la ma wax ndax fukki at ak juróom benn am naa ko yoo xam ne aw ma ko ci néegu sëy am naa ko ci néegu sëy aw ma doom. daal kontaan naa parce que le fait que dégg naa ko rek même bu ma fayul. sama xol sedd na ndax fii mu nekk nii wax na ma ba sama xol sedd képp koo xam ne jëflante naa ci ak yow nga gisut woomal laaj ma la tax mbaa nga jox ma sama man maa lay woo wax la man bañ naa ko ba ku may liggéey du ma la bàyyi foo toll dama lay woo ne la foo toll noo def noo mel mbaa yaa ngi ci jàmm loolu laa bëgg ku ma defal gisagoo na nga toog te xaar te woo ma
ñu seet ba xam. côté boobu sax tamit wax nga ñu ne ci yàlla ci kàttanu yàlla ak ba xam ci wàllu saafara yi jafe-jafe yi da ngay mocc ëmb da ngay mocc bëñ bi métti bu ànd ak ngelaw. ak lépp nelaw ak lépp niwo muy loxo muy niwo muy taab yu bon yi muy feebar yi sew yi tewaan yëpp. gis naa ko fat ci biir boolu yax wa càng fa nga taxaw tari ko ndox kaasa kon secret yooyu maire bi xam na ko. jox ko ndox tufle ko ci mu won na ko mu deñ gis nga koo xam ne daa niwi kanam gépp niwi mënu koo kii mu ŋaaw ko dikk di jooy ma ne ko léegi nga demal jënd guro yëy ci mu di ma reetaan na ma dag dafa dem fanaan bët set mu xëy daw ñëw kanam gépp rees bàkkuwuma ko nag. alhamdulilahi rabbil alamin. ndax mënuma dara yàlla la rek ak sëriñ Babacar Si ma yaakaar ak yonenteem bu tedd. kon daal maanaam ci bëñ boo xam ne nit ki daf koo amee mu def ko ngelaw yàgg ci moom bokk na ci loo xam ne bu soobee yàlla da nga koy mocc. waaw ak ngelaw gu mu manti doon muy gu rab muy gu seytaane muy gu jinne gu mu manti doon mënuñu dara xamuñu dara waaye yàlla xam na yonent bi xam na sëriñ Babacar Si xam na waaye dina ma ci jàppale toujours ba ku ma ci diggaale rek dama ci am ndam. léeg-léeg nga gis tamit koo xam ne day ëmb bi yàgg lool dépassé at yëg nga ko fi am na ko ne sama jabar ëmb na 12 ans. la illa gis naa ko ëmb ñu fukki weer ak ñaar ëmb ba taa juddu doo ëmb rab la dama ko ne lii du ëmb nit ëmb rab la waaye su deñ boo xamante ne yàlla sunu borom def na li ñu koy def day wëlbatikuwaat doon doom. kon dafa am lu muy laxasu. waaw raba ciy laxasu parce que rab day téye ba yàgg mu téye góor ba téye kàttanam doon man ci jabaram dara te bu géntee sëy day normal waaye boo xamante ne dem na ba jub jabaram bu nekkee ci état ba dem jub jabaram dana soyox delluwaat. li nga gis koo xam ne day bëgg am envie nekk ak jabaram mais du dóor ci mën dara te lu rab da koy def. muy mere boppam nag te du moom rab a koy def loolu rab a koy def waaye loolu yëpp yàlla am na saafara. yéen ay mag ngeen yoo xam ni barki dem maa ngi ci waxtaan ak soxna su baax ndeysaan ñu koy tuddee taalibe Cheikh naa Cheikh Sadbou sa doom ji nekk ca cité Aliou Sow mais barki dem dafa am lu ñu doon waxtaan naa ci ak moom yéen ñi ngeen xam ni tey ci deret da ngeen di yëngu surtout maa yow ay nee nga toog naa fanweeri at di faj wàllu rab mais dañoo toog ci yenn télé yi dégg ne rab amul ñi naan rab am na ñi naan rab ak jinne am. kon képp ku la leen loolu naka la mën a nekkee kuy toog di sëy ak boppam wala sa jabar toog ay at mënta am doom nga ne rab amul. ma ne képp koo xam ne juddu nga dangay ànd ak rab nit da koy judduwaale amut kenn muy tubaab ak nit ku ñuul kaak ñëpp ci yem ñëpp am rab waaw. xamuñ lu ñuy wax de. képp koo xam ne nee nga jàkk ne rab amut wala seytaane amut man ñemewu ma la seytaane ku ne amut rek ñemewu ma la dafa am de ndax ki mën a suppaliku ngelaw ñëw dugg la def la lu bon ngay feebar mbaa nga dee lu ci nekk ku ne amul man gëwuma ko waaw waaye nag am na cuuraay la xam ne boo ko suuroo bu soobee yàlla dalay daw du la jege fenn. ci secret boobu cuuraay boobu parce que des fois dañ lay faral di dégg nga koy faral di waxtaanee nga ni cuuraay lu parce que ñu bëri xamuñu mais cuuraay loolu rek a ko tax a jóg maanaam dalay dal. boo ko tax a jóg ngelaw ak rab. da nga koy suuroo mu lay may li nga bëgg muy ci kontaan. am na itam déedéet boo xamante ne suuroo nga cuuraay de seytaane dugg na la boo koy suuroo di nelaw léppay dañ am na ñoo xam ne dootuñu mën a amuñu nelawi guddi waaye bu ñu suuroo rek nelaw man gis naa koo xam ne dafa ñëw fii ne ma lu mat fukki fan a ngi mënuma fexe ba sama bët yi daje du ma mën a nelaw guddi du ma nelaw bëccëg nii laa mel ba ma dem hôpital ñu ne ma ay nelaw la jàpp ma ne ko dul na ma sa faj docteur mënta faj feebar ni docteur mënul faj ngelaw docteur mënta faj liggéey docteur mënta faj cet docteur mënta faj rab. Assane jafe-jafe du jeex de. jafe-jafe du jeex ba ilaa yow mi din kañ jafe-jafe fii la ba àddina du tukki. ki naan du ma dem fenn wala du ma def leen booba seytaane da laa jàppul wala rab wala nga nekk ci difficulté. voilà boo ne ci difficulté bëgg nga ku la dimbali bu ku seytaane jàpp ku ne bëgg nga ku la dimbali rab nag ak seytaane yem boo nee xale bu dee da nga am rab boo nee xale saw rek sarax bi mu lay laaj nga génneel ko wallaahi loo ñaan mu deñ saraxam rek la laaj. am na information bu ñu jot sax que boo ñu wax barki démb nga ñun dañuy faral di dogg ak moom parce que ñun nee naa Dakar People bépp sëriñ bu ngeen gis ñu koy jël dañuy waxtaan ak moom parce que famille lay doon pour ñuy xam nan lay mujjee jaamu yàlla yi clients yi information boobu dañ koy bëgg di xam ñuy waxtaan ak moom parce que ñun xam nañ ko suñu maam la biñ ko laajee ñu ne ko ñun dafa am benn femme bu ñu woowee États-Unis doom ji da doon tux di def lu bon. mu ne ko rab mi ngi ci li koy xiirtal mu ko def parce que rab dalay xiirtal ngay def loolu beneen bi ci topp it mooy sa naf su bakkan wallahi barki alxuraan ndaw si nee na yónneewu ko dara sarax la ko yónnee mu def lu muy def fii xale bi toog ci kër gi mel ni ku ñu dës. la ilaha ne yaay ji man daal damaa mel ni ku bëgg a bàyyi tux bëgg na maa bàyyi tux maa ngi ci biir kër gi toog dematut fenn te yaayam jooy barke salaatu faatiha
yaa jaaga nee na moom doom ji da koy wanaan ko maman donte bokkuñu fu ñu dëkk maa ngi toog ci appartement bi mënumaa bouger damatuma fenn mu leen la mbir mi kon ci mbir ci yàlla la yàlla mooy jubale. yàlla moo man ndax di nga def ba pare bu ci yàlla àndu du sotti nanu ñaan nag yal nanu yàlla booleeg li nga xam ne moo gën ci ñun gën ci ki ñu koy defal te yàlla bu yàlla tas yaakaar ji yàlla ñi nit ñi am ci man di ñëw ci man maa ngi ñaan ci yàlla ak yonent bi Serigne Babacar Sy yàlla na ma ci yàlla gën a taxaw ba ma gën cee am ndam. mooy information bi ñuy jox tout le temps nee na ñaankat bu mu fëgg dënnam kenn du naan mën a ndax la ngay am asu tuut ngay seetal nit na ko génneel sarax sàngam mu def ko yàlla faj aajo bi kooku du yow yàlla la. yàlla la yow yaa ngi ñëw dégg am ak jaaxle ba ñëw ci man ma defal digal la ay sarax am na ñoo xam ne di gëmuñu de parce que di nga digal nit sarax mu defee ne ndax bu la joxee xaalis bi du lekk boo waxee mën naa jox naa diw man nag dama la naa. yàllaay jubale. dama la naa yàlla mooy jubale ndax wax mu yegg sax yàlla la neex bu la neexee boo nooyee xamul ndax di nga del seem déet waaye wax mu yegg yàlla rek la neex nit a ngay jàpp ba set kàbbar julli far fa nelaw wuy ji yàlla sunu borom nit a nga toog di lekk wuy ji yàlla sunu borom nit a nga tëdd ci lalam yeewoo ji ci yàlla barsàq kon nag lu neex yàlla rek mooy am waaw. ci kaw lu neex yàlla mooy am boobu noonu it joxaat nga ñu information ci Dakar People nga ne ñu parce que firnde laay joxe tey pour ñuy seetaan pour ñu xam jëmm ji toog mooy kan nga ne ñu dafa am benn waajoo xam ne gendarme la takk der la mu ñëw seetlu fii nga defal ko ay sarax mu dellu ñëwaat na la maire ma dafa am ku ma woo sama benn xarit bu toogoon ca benn sëriñ mu ne sëriñ bi def na ko sa waa ji du génn ci 2021 bi nga ne ko waxul dëgg. waa ji benn gendarme la ba mu ñëwee ma seetal ko fekk na ne ba mu fa jógee ab xaritam daf ko woo ne ko yow day dama laa gindi ci ceeb kooko nee na bi atum ren 2021 bi doo jóg doo ko génn ma ne ko day fen waxoo dëgg ndax yonent bi nee na aj nooyi ca kaw amal xeer ñaas na wàcc sëriñ bi la wax loolu xamul sax lu mu reeree dem yàlla sunu borom moom bakkanam bi moo boo waxee loolu ba noppi yàlla ne la loolu du am nag dundalaat ko nooy def nooy xoole ña ka nga ko doon waxee nit day wax lu yàlla tax waxal te yàlla tax bul bëggub dërëm bul bëgg dara ba tax ngay wax loo xam ne neexut yàlla amut yàlla moo man mooy def ku man yàllaa la dimbali ku am yàllaa la dimbali yaakaarunu kenn nun ko dut yàlla ak yonent bi xamunu mënunu yaakaar nanu yàlla ak yonent bi sëñ Babacar rek moom la ñu yaakaar. mooy doole mooy lépp ndax kooku boo yaakaaree ci moom rek yaakaar naa sa mbir day yomb ndax yonent bi wàcce woon boppa tax yàlla yëkkati ko kon kooku leela mu wax moom na ko teg ci suuf ndax yàlla moo yor bakkan ci gàttal daal wax na ni ne kon ci wàllu njurum doom sarax bi ma lay génnaloo soo ko defee am na lu ma yàlla defal loo xam ne su ma la ko joxee boo ko naanee bu àndeek ndogalu suñu borom yàlla jox la nga am. tegal sa doom sa kaw la duma la laaj dërëm boo génnee sa sarax yi ma jox la sama garab yi nga naan ko def ko ni ma la ko waxee sunu yàlla dimbalee boo toogee ba fab sa doom teg sa kaw la sa bésub tudd ci nga ma war a jox loo ma war a jox sonalu ma kenn nag liis naa léppit yàlla mënuma dara it yàlla moo man ak bëri ay résultats am na ñaar fukki turandoo ak juróom ma wax la loolu tey ñaar fukki turandoo ak juróom saltige Fatou Ngom am na ko te ñooñu ñëpp day ci moom lañ jaar mu faj leen xëy na am na benn publi reportage bi ñu waroon def am na it benn information turandoo tubaab bu nekk Allemagne ku mu faj mu am doom ci lu gaaw barki Serigne Babacar Sy te it nag am na publi reportage bu ñuy waajal fii ci Dakar People danañ jël ay témoins ñu seede alors ci loolu bokk na ci li tax mu naan jafe-jafe du jeex beneen bi mooy dañuy waxtaan ak nag ci société Moussa société mooy li xew léegi ñu daal di ñaanalante tëj émission bi parce que soxna si xale bi rek ko taxaw na génn xale yi nga xam ni dañuy nekk ak seen borom kër mais duñ bëgg yenn forme yi léegi nag xale yi léegi dañuy bëgg am forme nag waxul nag li ci laxasu de di jël looy naan déedéet wax nga ñu ne produit ngay liggéey jox ko xale yi aka yàgg te musoo ko bëgg a wax. ci diw boo diwoo bu soobee yàlla noo bëgg a mel saw yaram di nga ni mel incha allah bu soobee yàlla ndax xamuñu dara yàlla rek a xam. ay produits yoo xam ni da koy liggéey man maa ko gis man maa ci teg sama bët ñoo xam ne tey da koy liggéey yàgg na ko def nag ay nit yu ñëw ci kër gi mu leen koy defal wala mu ñuy dégg ni buñ daan ñëw reportage dañuy gis ay xale yu mu koy defal. kii moo ma dingat ne ma yow. dégg nga ma ne ko yow dañ fi ñëw di ko defal reportage ma ne ko ñun de dañ fay ñëw di def reportage gis xale yi bëri nga leen di defal lii waaye am na ci produit yu muy liggéey pour wàllu ans wala wàllu forme comme ni mu koy liggéey ci wàllu kattan ci la ñuy tëjee émission bi soxna su jekk pour jekk lool. jekk lool sa yaram da tax mel nu mu la neex waaw ba ma nanguwuma ko woon a génne waaye yow yaa ma tooñ ki ma ko am moo ma tooñ
bax dal ma ne damaa gis nit ñi ñëw rek jigéen ñi ku ñëw nga jox leen lu ñu diwoo bu ñu dellu si waatee nga gis seen kanam yi nas na si wala yaram wi tax di génne ay as. ñu ne la annoncé ko déclaré ko Dakar. ma ne ko duma ko def mu wax ba tax moo tax sax tey ma génne ko waaye naruma ko woon a wax. kon nag xale yu jigéen yi nga xam ne bëgg nañ ci wàllu forme pour yenn produit yi nga xam ni naturel la nag moo koy liggéey ci loxoom moo koy liggéey li ko yàlla may la xam-xam la boo xam ne da ngay mel ni nga war a mel macha allah te doo ci mës a am problème donc numéro yi mooy affiché noonu ci bas d'écran bi yow mi nekk bitim réew yow mi nekk Sénégal boo ko soxlaa incha allahu rabbi mu defal la ko. léegi nag beneen bi ñuy ñëw mooy ci wàllu kàttan dafa am information yoo ci doon joxe mais lan mooy indi kàttan néew kàttan lan mooy tax xale yi di ko léegi dafa bari. xale yi mag ak ndaw ñëpp ko bari la léegi xale yi sax la gën a song néew kàttan xam nga lu ko indi rab. yaa ngi gént di ànd ak rab bu la rab bi boo àndee ak rab bi na la neex ngay ànd ak moom. la dimbalee ba nga jël sa jabar bëgg koo jël boo demee ba nekk ay état nga dem ba di ko tiim danga naa yee sax dootoo mën. laa illah kon maanaam rab bi ni nga koy génte di sëy ak moom noonu la lay defee néew kàttan après boo bëgg ànd ak sa jabar. mu ngoog loolu la dafa fiir rab bu fiir ay def loolu rab bu fiir bu soxor dëgg xam nga am na rab yoo xam ne day rey jëkkër. laa ilaha illallah. nit koo xam ne daa sëy jëkkëram dee mu sëyaat di kër ji dee ba ñaar ñu naa diw de téeñi naa ñaar boo ko ñetteelee dee aha kay mën na koo ñettal danga koy tojtal sarax ngay génne rek rey ko rab ba dootu ko mënal dara loolu am na fi koo xam ne téeñi nga ñaari yoon boo ñëwee dootoo téejar ci yàlla àndee. laa ilaha illallah seydina muhammad rasul. wallaahi am na nu jéegam téeñi ñaari yoon ba ko ñetteel ñu ne ko takk dee ndax téeñi na ñaar ku mu seel dee déedéet waaw waaye nag danga ko dafa am ndax rab day am ba ci biir kër. ñu suulante. waaw rab day am ba ci biir kër dëkk ci kër ku fa dëkk dee day am kër goo xam ne ku fa dëkk dee raba fa dëkk ak njabootam waaw raba fa dëkk ak njabootam. laa ilaha illallah. kon nit balaa moo ci wàllu samp kër danañ ci ñëw. bala ngaa war a toxu dangay seet say gàllaaj seetlu ba xam kër gi ma jëm ndax kër gi jig na ma wala kër gi am na gàllaaj wala am na lu bon bu ko defee nag même place booy liggéeyee daf ci war a am danga koy seet ba xam lan moo ci la xas. d'accord ok loolu mooy secret yi ci wàllu rab géej la xam-xam la bëri na nag lu bëri lu rab di def ci nit semaine prochaine dina ci wax parce que aka ko xam. aka xam rab donc loolu secret yu mu xam la yoo xam ni prochaine émission dina ko détaillé wax leen rumi daf rab nan lay dikkee nit ni mu koy def ki muy daaneel ak ki ñuy war a ndëppal ak ki ñu warta ndëppal ak ki nga xam ne da koy yàqal te du ko xam donc yooyu dana ci ñëw beneen bi ñuy ñëw nag moom mooy wax nga ko léegi ci wàllu kàttan bi mais secret yu ngi koy fajee nga ni cuuraay la ak lan. cuuraay la ak looy naan ak lu ñuy mocc. mais ñu bëri nañu cuuraay bi duñ ko seen loxo waru ko laal. déedéet loxo du ko laal cuuraay bi ngay sotti ci ànd bi tiim ko loxo du ko laal dangay nekk ba sumeeku ba dara desul lu tëdd li nga xam ne moom ngay sàngoo ngay sàngoo léegi nag fabal ànd bi taal taqar ñi cuuraay li ne ko ci xëpp tiim ko ba mu dugg sa yaram moo yëkkati neer yi waaye boo ko laalee loxo mu yàqu waaw kuddu ngay jël wala paaka ak weñ a koy laal waaye loxo du ko laal waaw li ñuy jël di ko naan moom mën nga cee def ci ndox naan xuyal naan booy tëdd man am na boo xam ne day ànd ak meew nga defar ko ba mu jëkk naan. waaye mën a nekk bu ko soxlaa nga jox. am na loo xam ne dañu koy boole ger gii gu mokk jaxase ko boo xëyee naanal kaas booy tëdd naanal kaas léegi nga dellu mel na nga meloon. ok ci beneen secret ci wàllu néew kàttan ba tey ci man yu bu oyof dégg naa nga ni ma ku ko am bul dem hôpital jaaral ci man. jëru ko da ngay ñëw rek ma jox la biteel bi nga naan ko kàttan bu oyof nga day dee di deñ waaw. borom man yu woyof nga xam ne mënul am doom bu dee góor na ñëw ma jox ko biteel bi mu naan ko ba mu jeex xool yàlla moo man. li ñuy ñaanalante waa réew mi moom mooy dernière question bi di nga ci wax ci wàllu jaaro yi ak nombo yi nga xam ni yaa ngi koy liggéey nombo bii pour wàllu rab la bii pour wàllu yoon la wàllu kaso parce que am na ñoo xam ni wax dëgg yàlla bonuñu waaye yoon wu bon daan da leen di xittal rek di jël lu bon wala dugg ci ay détails wala nga ànd ko. maa nga ànd ak ñu bon ñi waaw loolu itam dafa am ndomba gi. boo ko am na ndomba goo xam ne boo ko takkee paaka du la dugg balu fital du la dugg doo dugg kaso. paaka du la dugg balu fetal du la dugg doo dugg kaso. ndomba la boo xam ne doo bu dee da nga am faru rab mbaa yooyu yëpp da koy fanq liggéey waaw lépp loo xam ne jaaxle nga ci ba jàq ko boo ko takkee
booy dem foo ragal takkal yépp 4 gouttes lay doon takkal yépp soo xamante ne nag dem nga ba ñëw dindil 3 yépp bàyyi benn fi mu lonk ci. waay ok foofa moom dañ fay jàll ñëw beneen bi moom mooy jaaro bi. jaaro bi bu fekkee da ngaa bëgg a am te loo am mu toog takkal jaaro bi di nga am wërsëg te loo am day toog te kenn dootu la mën parce que am na ñoo xam ne lu ñu am mu dem. lu ñu am mu dem dangay am ba noppi mu dem nit ñi nag da nga leen di wax ba noppi ñii gëm ñii gëmuñu waaye man kuy beddi essayel laajuma la dara essayel ba ñëw xool. d'accord ok jaaro la boo xam ni nee na boo ko takkee loo am dina toog loo am dina toog parce que am na ñoo xam ne mënuñoo am dara dañuy lu ñu am day dem mënuñu sax réaliser dara. lépp dañ kër sax duñu ko mën a am gu ñu mën a dëkk te dañuy am lu ko jar mbaa lu ko ëpp. waaw ci dernière question ci kër googu la ñuy ñëw léeg nga gis koo xam ne day am këram nguur bëgg koo nangu du mën a nguur sax maanaam daal nit bëgg koo nangu daal. ndax nit ñi nee nañu gàññi fii ngoo xam ne dañ lay jaay génn kër jaay nañu ko fukki nit te xam nga loolu yëpp àq la waaye nag am na loo xam ne boo ko fa suulee nga suul ko ca biir kër ga képp koo xam ne bëgg nga koo jooy da ngay tëdd niiw. sa alal daal du la rëcc ak foo mënti am suuf bi ak hectare bu mu mënti doon. bu mu mënti doon ma defal la li ma lay defal ci bopp tan nga suul ko fa di nga xool kenn du ko nangu. waay jërëjëf kookuy saltige Fatou Ngom géej la parce que buñ ko toppee émission bi du ci xaj. bay mi ngóoda dafa am kër garab am fa liggéey am fa ku dëkk ci kër ga dee yi ci Touba barki salaatu faatiha ku dëkk ci kër ga rek dee ñu mujj daw ko am mbàkke moomoon kër ga ñu mujj daw ko jaay ko kooka it tiit jaay ko jaayaat ko sama rakk ju góor mu dem fa feebar lool moog waa këram jabar ji feebar mu daw ñëw fii Grand Médine fekk ma am lu ma ko jox ko ci bopp tan ne ko demal def ko am waaju ko tëkk woon ma ne ko demal nga suul lii ca biir kër ga sangool lii dem toog xool jàmmam la nekk fee ca Touba ku weddi laaj noo bokk day fa la ñu yem ok mère ginnaaw pri nga ñaanal waa réew mi lan mooy njariñu sarax tuuti rek sarax dina fanq lu ne nag sarax mën naa fanq sax dee war na dee gis nga dafa amoon waajoo xam ne dafa am doom ñu ne ko doom ji dey mësta am doom ba am benn doom bu góor ñu ne ko waa ji bu toogee ba nga xamante ne am na doom be bis bu amee jabar suur ba jabar ji sëy si ci lay dee. ilaha illallah. doom ji dem na ba nga xam ne mat naa takk jabar moroomam yépp am nañuy jabar ak i sët baay bi ne rek du ko takkal jabar ba am benn bis nag mu takk ñu ne dañ koy takkal jabar am benn xale bu góor ba suur bi ñu koy takkal jabar mu génn dem bi mu génnee doxantu ci ñëw ci guddi gi timis ji ñu yekk reer naka la yekk reer bi tibbal ko reeram tegal ko fee benn naka la ñu génne reer bi bay bëgg a reer añu reerul tekkiwut reer bi jot ñu taajal ko muy bëgg a reer benn waaye yàlla ne masta tàngir yàlla lu waay am na mu dimbali waaye yàlla dafa xiif te amul lu mu reer mu ne yëkkat reer ba daal di jox ko waaye yàlla ja parce que salaatu faati yële xisa la boo xam ne mu ngi ci alxuraan ba mu ko joxee waaye yàlla ja waa jàll reer ba regg jox ko bool ba ne ko yal na la yàlla sàmm xale lu ba tey bët set baay bi tëddut nelawut ndax di jooy guddeeg bëccëg defe ne doom ji day dee tey ndax jabar ji ñëw ndax loolu lañ ko waxan bët set mu fëgg buntu ba baay bi xale bu góor bi jóg nuyu baay bi mu ne ko foo jaar ak lan la man li ñu ma waxan ci yow gisuma ko mu ne ko waaw loo def mbaa loo wax rek wax ma ko mu ne ko papa defuma dara dama ñëw bi ñu may ma reer am waaye yàlla ju ñëw ma jox ko féeteeg yàlla la ilaha illallah. sarax lu mu mënut a faj ci nit amul ko xamul daal moo ci am sikki sàkk loo am bokk ko nit ñi day sarax la yàlla digle sarax day topp nit ba ci bàmmeel yaa ngi dégg waaw. jërëjëf fo point boobu loolu mu nekkoon saltige Fatou Ngom ñu bàyyi la nga ñaanal waa réew mi surtout digle bi nga xam ne digle na ko ci xale bi ñu ñaanal waa réew mi ñaanal waa àdduna. ñaanal waa réew mi ñaanal waa àdduna yal na ko yàlla nangu li may ñaan daal mooy li nga xam ne mooy feebar bi fi yàlla suñu borom indi te kenn indiwu ko nag ko dul yàlla wallaay bët na dëgg yàlla rek moo mën a indi moo mën a faj jafe-jafe yi bari na mitit yi bari na waaye lu ci bari nag moo ko yóbbee suñu bopp ndax yàlla dafa santaane julli nañu jàpp di julli. surtout ça wax na point bu am solo nekk ci lu la neex nekk ci affaire yu caaxaan yi ne ci réew mi dafa bari barki dee moo njaay ñu ngi wax ay pitin passé xaw ma piscine pâté ndekete ñi ñaa ngi tëju seen kër yi
ay góor na ak jigéen dajaloo ci ay piscine di sangu guddi gi. da ngay am na ñu fa feebar. am na ñu fa feebar mu ngi noonu nañuy jàpp ba set di julli di ñaan ci yàlla sunu borom yàlla musal nu ci seytaane musal nu ci feebar bii ndax seytaane du dara lut nit kuy dem ak a dikk rek waaw ba yow de yaa ñàkk fay de yow de yaa ngi lelu fii toog yow sa morom yi nangam ak ki nangam nga jóg topp ci loolu jaanaka seytaane la seytaane da doon xuloo ak waxtiif dëmm seytaane da doon xuloo dëmm ne ko maa la gën a gaaw seytaane ko maa la gën a gaaw dëmm ne ko xaar man ma jàppee nit duma ko bàyyi ba dugal ko ci bàmmeel mën naa la téye fukki at la topp di la sol ngelaw rek ngay feebar doo wér ba ma lay rey seytaane ko xaar ma foofu ma dugg ci ñëw daal di dugg fekk ñaari nit ak jabaram nga xam ne dañoo bëggante mu dikk ne jabar ja nuyu ko ba noppi ne ko yow de sa jëkkër loo tax mënoo am ci loxoom dara mënoo am ci moom doxa dara man de dinaa la digal loo xam ne boo ko defee bu soobee yàlla yonente bi lu mu amati dina la ko jox mu ne ko lan mu ne fexeel ba bu tëddee nelaw nga jël saatu daas ko ba mu ñëw nga xus ca sikkim ba tuuti boo ko ca xusee bu soobee yàlla boo indi kawar ga dinaa la defal loo xam ne dangay lu mu amati jox la dootu dem fi kenn mu daan lool de baax na ndax dañuy nelaw bëccëg mu dem ci jëkkër ji ne ko leen nag am na sa jabar tey jii boo nelawee bëccëg na la rendi jënd na paaka mu wodduwaale paaka ba mu wodduwaale nag pour rendi la doo nga moo ko tax a jóg ndax nee na bëggatu laa gis te du la bàyyi ngay dund di takk beneen jigéen léegi nag mu nga muy wodduwaale boo nelawee bëccëg na la rendi waa ji añ rek daal na jabar ji damaa gëmmin mu ngi koy foogu de ndaw si dem jënd paakaam daas ba mu ñëw wodduwaale cib siram naka la tëdd ni njëkkëri na fi may tëdd de xaran rek mu ne ñokket netti jet saatu si rek jàpp si kii bi bëgg rek jëkkër ji tey la xam ne ko lii waxal nañu ma ko tër ne papitande rakk yu góor yu xooyi dal rakk yu góor yi daal di jóge fee dikk ñu ne diw reen dina jabar ja rakk ku góor ka daal di jël xeb ne xappit waa ji bopp bi kooka daan fee dee ba mu mat lu mat juróomi nit seytaane dikk na njëkteef demal ci googa kër googa tas naa ko leer na ne lii mooy misaal yi ngay joxe que ni nañu fagu te ñaan ci yàlla parce que lu mel nii mu ngi am ci réew. seytaane lu mel ne dafay am boole ak wax yépp day am diw sa jabar nee na nii la mel sa jabar sa jëkkër tukki ñu naa waaw moom kay jabaram a nga moomu dàllam mu nga moom day du toog def nii def naa wax ju bon ju nekk même fii ñëpp mag ak ndaw ñëpp a koy def waaye nañu muslu seytaane tey sàmm suñu bopp tey sàmm ngor te saxoo jàpp ak julli tey sarax. jërëjëf mbokk yi kooko nekkoon Saltige Fatou gis ngeen tey waxtaan bi tey dafa doon dugg ci xam-xam doon dafa am loo xam ne yàllaa ko moom buñ ko joxul rek moo ne boppam lii balaa la donc dañuy ñaan ci yàlla am na it point yu mu joxe ci wàllu feebar bi surtout it ci xale bi nga xam ne tey dem na muy Diary Sow donc dañ ñaan yàlla rapidement mu ñëwaat dellu si ay waajuram parce que dañ ko yóbboon rek pour mu jàngi dañ ko soxla donc it am na yim ci wax yoo xam ni nee na ay waajuram bu dee ni mën ngeen ko indil yéreem indil leen ko rapidement ngeen fekk ko Lac Rose wala ngeen fekk ko Parcelles wala Grand Médine bu soobee yàlla mu def ci lam ci mën ndax am na lu ko maamam bàyyil beneen bi dafa wax ni bu fekkee ni mënu leen ko indi fexe leen ngeen saraxe ay yéreem wala ngeen xool lam doon jàngee ngeen génn ko joxe ko rapidement mu génn kër gi wàcce kaamil nee na it jàkke yi nañuy wàcce kaamil ñaan ci yàlla xale bi parce que am 20 ans dem nii sagu réew mi la le 4 janvier ba léegi nii donc di ñaan yàlla suñu borom yàlla defal ñu jàmm Assane nga résumé 2 secondes ci côté Diary Sow ci waa kàllaama problème. Merci beaucoup Mohamed. Justement, encore une fois de plus, Saltige Fatou Ngom a fait un grand développement sur le contexte national, international, mais aussi sur les difficultés que peuvent rencontrer les Sénégalais. De prime abord, elle a fait une mise en garde aux soi-disant ravisseurs qui ont détourné notre chère fille, notre chère nièce ou notre chère petite-fille de l'essentiel, c'est-à-dire de sa carrière qu'elle doit embrasser en tant que futur cadre de ce pays. Parce qu'il faut le dire que c'est une fierté pour ce Sénégal. Diary Sow, sa disparition aujourd'hui inquiète à plus d'un titre ses parents, mais inquiète tous les Sénégalais et tous ceux qui ont des enfants. Elle fait une mise en garde pour dire à ceux qui l'ont soi-disant détourné de l'essentiel de la laisser retourner chez ses parents parce qu'elle n'est pas seule. Elle est accompagnée par des êtres surnaturels qui sont là par ses aïeux qui la protègent. Ils n'ont qu'à faire attention et laisser leurs enfants revenir au bercail. Deuxièmement, elle est revenue sur la COVID-19 qui est en train de créer une psychose au niveau de la population nationale. Elle dit qu'elle détient à travers elle un secret, à travers le Bantamarais, accompagné de roches volcaniques, accompagné d'un autre secret.
elle est capable de soigner toutes sortes de grippes, en l'occurrence cette Covid-19 qui est en train de procurer beaucoup de peur à l'ensemble des populations sénégalaises, puisque jusqu'à présent, il n'y a pas encore de protocole médicamenteux par rapport à cette Covid-19. Et enfin, elle est revenue sur l'ensemble des difficultés que peuvent rencontrer ses clients, elle a les capacités à soigner les problèmes d'impuissance sexuelle, les problèmes de procréation, les difficultés que peuvent rencontrer les gens à cause des satans, ou bien des gens qui peuvent manger les êtres humains, des anthropophages, ou bien aussi les gens qui rencontrent des difficultés par rapport à leur emploi. Elle a, à travers ses développements, montré qu'elle est capable de soigner des gens, des femmes qui ont des problèmes pour avoir des enfants. Justement, à la preuve, par exemple, elle a eu à soigner une femme qui a depuis 16 ans des problèmes pour avoir un enfant. Aujourd'hui, elle est à 5 mois de grossesse. Donc, Saltigué Fatou Ngom, vraiment, mais tout ça sur le coup de la volonté divine. Parce que tout ce qu'elle est capable de faire, c'est grâce à sa croyance en Dieu, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi à son wasila, Serigne Babacar Sy, radiallahu ta'ala anhu, que Dieu, par rapport à ses miséricordes, lui paye tous les bienfaits qu'il a eu à faire pour le Sénégal et pour l'humanité. Jërëjëf. bokk na nag ci wàllu seet waxutaanuñu ko ak moom tey mooy secret wu seet suuf ak loxo am na lu ko ci yàlla dénk pour yow mi nga xam ni yaa ngi bitim réew wala nga nekk Sénégal bëgg a gëstu say mbir sa avenir ci loo xam ni tey bëgg nga ko cee xam soo ko woowee mu leeral la ko bokk na ci li wax ni du ma faj soxla tànk xooluma ko jërë ngeen jëf.